asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet Barham Universel Média ñu ngi leen di ziar leen ndokkeel fi ngeen nekk ci àddina bi ñu ngi fii ci autoroute à péage bi di tolloog Toglu tolloog station EDK bu Toglu jógee yoonu Kaolack di dem Dakar maanaam route de Dakar Al Khalifa Mawlaay Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass agsi na fii ci Dakar mu ngi ci autoroute à péage bi fi mu toll nii destination école Cheikh Amarem croisement Patte d'Oie képp koo xam ne taalibe Mawlana Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass war a teertu xalifa bi mën nga dem Patte d'Oie destination bi itinéraire bi nga xam ne fa ñuy jaar jógee Patte d'Oie école Cheikh Amarem jaar pont Hann si suuf duñ jaaree pont Hann jaar cité des eaux continuer route de front de terre dem arrivé kër Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Ibrahima Niass di représentant xalif bi ci Dakar ñu ngi fii ci Toglu convoi baa ngi reprendre en vol ñu ngi war a départ yéen a ngi seen nële à perte de vue à l'horizon yéen a ngi gis oto bi nga xam ne moo jiitu mooy oto Cheikh Mouhamad Siraj Din ibn Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass mi nga xam ne moo jiite protocole bi ak convoi bi nga xam ne mooy oto yi nga xam ne ñuy taxaw si station bi li tax mu xawoon am escale tuuti Al Khalifa moom moo doon julli waxtu tisbaar fii ci station Toglu diggante ñaari station yi muy station Shell bi ak station EDK bi ñu ngi redémarrer incha allah destination école Cheikh Amarem Patte d'Oie ngeen suivre convoi bi incha allah rabbi dara duñ ci bay ak si foofu asalaamaaleykum. Sall del wax bu baax waaye sama commentaire waxal bu baax waaye mi ngi ñëw de man arrière da nga ko soxla waaw dañu foofu commentaire maa ngi jël fii Bécaye mi ngi jël fële d'accord kii demul de kii demul de non kii demul de waaw dafay delluwaat fële édition spéciale Barham Universel Média visite du khalife général de la Fayda Tidianiya Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass Dakar pour une durée de 5 jours incha allah rabi moom la ñuy amal nii muy dugg si Dakar ànd ak convoi bu exceptionnel plus de 60 véhicules yoo xam ne ñoom ñoo ànd ak moom nii war a ñëw Dakar itinéraire arrivé Patte d'Oie jógee Patte d'Oie mooy école Cheikh Amarem képp ku koy teertu xaar ko foofu bu ñu fa bàyyeekoo continuer dem pont Hann bàyyee ko fa jaar cité des eaux jógee fa itinéraire bi continuer ñu jaar front de terre rond-point Liberté 6 arrivé Zawiya kër Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Ibrahima Niass di représentant ci Dakar gannaaw bu ñu fa bàyyeekoo foofu lay toog fa lay añee aussi bu fa jógee dina dem ci dalwaayam di ngeen xam aussi destination bi nga xam ne moom lay jëlaat après di leen fàttale programme bi nga xam ne moom mooy am tey loolu kese la bu weesoo loolu suba jàmm incha allah ci ajuma ji di ngeen am li nga xam ne moom mooy hadratul juma populaire bu mag bi nga xam ne mu ngi amee fële sa stade municipal bu Parcelles Assainies à partir de 17h dina fa am ay allocution dina fa am aussi discours bi nga xam ne moom mooy discours bu très important bu xalif bi nga xam ne moom lay tenir ci Dakar ci nganam gi nga xam ne c'est une grande première ñu tuddee ko une visite officielle boo xam ne dafa ànd ak délégation bu exceptionnelle ñu xamee ci al imamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci xadra bi ñëpp ànd ko gunge si ko ci ngan gi ñoom ngeen di gis nii oto yi ngeen di gis ñu ñëw oto xalifa bi topp nii si ñun oto xalifa moo si topp ne ci ginnaaw Cheikh Mouhamad Siraji Din moom mooy defar convoi bi nii bu ko defee flèche bi dafay jiitu mooy motard bu police bi après def destination Dakar dañuy arranger oto yi nii pour kii bi mun a naaj ñu ngi ziar macha allah alhamdulilah yéen a ngi suivre nii ci Barham Universel Média oto bii nga xam ne moom ngeen di seen ci kanam oto bi ci topp mooy oto Al Khalifa Mawlaya Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass motard de la police nationale bi nga xam ne motard bi ko yor mu ngi nii di ñëw di daw moom mooy daw nii di ñëw dafay ñëw pour jiite flèche bi pour jiite convoi bi ñu ngi seen Cheikh Mouhamad Siraji Din mu ngi waxtaan ak doomu xalifa bi Cheikh Moustapha ibni Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass motard moom ngeen di gis ni moom moo ñuy romb nii mooy flèche bi moom mooy ñëw nii oto bi stop mooy oto waa Jamiyatu Ansaaru Din bi nga xam ne ñoo yor comité d'organisation mooy
Cheikh Barham Seck mi président d'organisation bi motard bi après oto Cheikh Mohamed Siraji Dine moo fi topp te fi ñu toll nii ñun li ñuy def mooy convoi bi mooy dem nii destination Dakar école Cheikh Ahmed non baax na dem na dem bala mu dem non ni muy freiné moo baaxul freiné bi ni ngay freiné moo baaxul moom dafa war a dugg ci rek. wàññi leen seen wàññi nag wàññi leen wàññi. dañuy dalal voilà. il faut mu defar fële motard bi dem flèche bi topp ci oto Jamiyatu Ansar bi topp ci après oto Al Khalifa moom mooy ñëw na la ci kanam. on va destination Dakar. nañ jël tuuti rek bu ñëwee ba ci péage bi foo jaar mu ralentir ñu jël foofu tuuti. yéen a ngi suivre Barham Universel Média édition spéciale visite du khalife général de la Fayda Tidianiya à Dakar ñu teew ko ñëw gàttandu ko si fii ci Toglu fii nga xam ne moom mooy station EDK bi ak station Shell bi nga xam ne moo nekk si autoroute à péage bi instant yi cortège bi départ na destination Dakar Khalifa bi moo nekk ci deuxième oto bi nga xam ne moom ngeen di gis nii Nissan Patrol bii ngeen di gis nii mooy deuxième oto bi nga xam ne moom mooy topp moom mooy romb suñu liggéey. demal waxu mu dem. na dem nañ ñu may ñu dugg. oto al imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé moom ngeen di gis nii moom mooy Range Rover bi nga xam ne moo nekk si première ligne bi nga xam ne moo sës si barrière bi mooy oto imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé moom moo nekk nii ci deuxième ligne bi première ligne bi deuxième ligne bi moom mooy parce que plus de 60 véhicules ñoom ñoo ànd ak Khalifa bi nii. oto imaamul akbar gis ngeen oto bi file de véhicule bi nga xam ne moo topp Khalifa bi ni mu bëree ngeen file de véhicule bi nga xam ne ni mu bëree plus de 60 véhicules ñoom ñoo ànd ak moom nii. Chabla may ñu. Watal. Dah kep nala. Pakai apa nala? yéen ñuy suivre fii ci Barham Universel Média ñu ngi jéggalu ci dagg-dagg yi ngeen di am parce que convoi moo demee noonu surtout nga nekk ci foo xam ne nga toog amoo équilibre moo tax ñuy waxee noonu. leen may ñaanuñ yàlla yoonu jàmm incha allah oto Al Khalifa Mawlaay Cheikh Mouhamadou Mahi Cheikh Ibrahima Niass ak convoi exceptionnel bi nga xam ne moom lay àndal nii moom lay àndal nee. oto Imaamul Akbar moom moo ngi seen nii Al Khalifa moo nekk ci kanamam. li mooy oto président Barham Seck ñu ngi seen waa kër Cheikh Ahmed Dame Ibrahim Niass mooy ñoo topp nii suñu ginnaaw ñu toll nii suñu diggante ak Khalifa bi ñun ñoo nekk ci diggante flèche bi ak oto Khalifa bi. ñu ngi ziar képp ku ñuy suivre ci àdduna bi fu ngeen mën di nekk.
convoi exceptionnel du khalife général de la Fayda Tidianiya Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass àndal ak imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Aliou Cissé ak délégation bu mag ay kilifa yëpp bàyyi ko Medina Baye topp ko gunge si ko si visite officielle bi nga xam ne moom lay amal ci Dakar du 18 tey jusqu'au 23 novembre 2021 fii ci Dakar am ak programme boo xam ne bu am solo la waxoo mu dem. na sës si motaar non na sës si motaar mu ngi sës si motaar bi waaw yéen ñuy suivre ngeen baa ñu si commentaire yi parce que chauffeur bi lañu faral di jox ay indication pour ñu bañ a kii si cortège bi léegi gis file de véhicule bi nga xam ne moo accompagné xalif bi ñuy waaj a yegg léegi ñu àgg fii nga xam ne mooy sphère pour war a dem Sébikotane tollu Diamniadio convoi bi mooy ñëw nii ba léegi al khalifa Mawlaay Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass visite officielle à Dakar du 18 au 23 novembre 2021 pour une durée de 5 jours avec un programme bien déterminé. Vous aurez le vendredi 19 demain le vendredi 19 novembre 2021 un méga Hadratul Juma au stade municipal des Parcelles Assainies en présence du khalife de l'imam al-akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, du porte-parole de la Hadra Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Aliou Cissé et d'éminentes personnalités de la cité religieuse de Medina Baye. Vous aurez aussi un programme le samedi, à savoir l'inauguration de la Zawiya Cheikh Mohamedou Mansour Ibn Cheikh Mouhamadoul Mamoun Cheikh Ibrahim Niass à Nord Foire, suivi de la conférence animée par le porte-parole de la Hadra Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Aliou Cissé au terrain ACAPES des Parcelles Assainies. Entre autres, le Khalif recevra les autorités étatiques, religieuses et coutumières de la capitale sénégalaise. Nous suivrons en direct sur Barham Universel Média, édition spéciale, arrivée du Khalif général de la Fayda Tidianiya à Dakar. Convoi exceptionnel composé de plus de 60 véhicules. Nous accompagnons Khalifa bi jóge ko Medina Cheikh Ibrahim di ñëw fii ci Dakar ngan ngoo xam ne ngan gu njëkk gu mag la gu ñu tuddee visite officielle boo xam ne xalifa bi dafi ñëw def fi 5 jours saa fante ak taalibe yi Dakar waaye mbokki jullit ñi ak sénégalais yi en général. ñu ngi toll ak centre international de conférence Abdou Diouf muy SICAD fa lañ toll nii direction Padoua école Cheikh Amarem ñu ngi waajal yeggi juste fi nga xam ne mooy stade du Sénégal bi nga xam ne moom la ñuy def nii doomu hôtel Radisson bi nga xam ne moo nekk fii si Diamniadio ngeen di jàkkaarloog convoi xalifa bi Mawlaay Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ànd ak al imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Aliou Cissé ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci xadra bi ñu xamee si porte-parole de la famille de Mawlaay Cheikh Serigne Mbaye di magu taalibe yi mu représenté fi magam moom Cheikh El Hadji Mouhamed Zeynab Cheikh Serigne Mbaye ñëw fi teewal fi magam al Khalifa Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Serigne Mbaye Niass ànd ak convoi xalif bi xamee na ci Cheikh Ibrahima Fall ibnu Cheikh Ibrahima Fall ñu koy wooyee Cheikh Baye Fall Libi xamee nañ aussi ci convoi bi ay kilifa yoo xam ne ñu nga nekk ci xadra ba ñoom ñëpp ñëw gunge si xalifa bi ci nganam gu njëkk gu ñu wooyee visite officielle fii ci capitale sénégalaise ci Ndakaaru convoi bi jóge na mu ngi toll Diamniadio actuellement stade olympique bu Diamniadio stade olympique bu Diamniadio fa lañ toll nii bu ñu bàyyee ko bu ñu rombee stade bi di ngeen gis yeneen bâtiment administratif yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nii nekk en chantier balaa ñooy jub fii nga xam ne mooy Rufisque bu ñu fa bàyyee ko loolu continuer dem poste Thiaroye arrivé buntu Pikine voilà Pikine ça au niveau de Pikine parce que péage lañ jaar bu fa bàyyee ko croisement Cambérène
enfin Patte d'Oie yaakaar ne taaliba yi yëpp ñu ngi xaar foofu xalifa bi pour tatagal ko teetu ki nga xam ne mooy xalifa mondial de la fayda tijaaniya Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass Khadimul Umma. tey mu nekk édition spéciale ci Barham Universel Média ñëw xalifa bi fii ci Dakar. convoi bi xaw na sori tuuti waaye moom ngeen di gis na le file de véhicules parterre de véhicules plus de 60 voire 70 même oto yoo xam ne dañoo xayma rek wala ëpp na ko sax près de 100 véhicules yoo xam ne ñoo ko accompagné cortège bu exceptionnel Dakar di accueillir pour la première fois si son magistère visite boo xam ne nii la toll. donte ñëw na fi ay yoon yoo xam ne ay yeneen soxla moo koy gitoon waaye visite boo xam ne dañ koy yëgle taalibe yëpp war a gis seen bopp ci ñëwu xalifa bi fii ci Ndakaaru seet si mboolem mbokku taalibe yi seet si mboolem mbokku jullit yi seet si mboolem sénégalais yi war a recevoir mboolem autorités yi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi muy xam ay autorités étatiques lañ wala ay autorités religieuses wala coutumières al xalifa Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass dina am ay audience yoo xam ne daf leen recevoir les journées du dimanche ak lundi avant moo retourner sur Kaolack le mardi muy yemook le 23 convoi bi dafa exceptionnel borom motaar bi ngeen di gis moom dafa ñëw jël yitte ñëw gàttandu si xalifa bi direct dooy Barham damay def direct waxoon nga ne ko damay def direct ay ma commentaire non garaaw ndoy moo may woo kat appel alhamdulilah yéen ñuy suivre mooy benn direct boo xam ne combiné ak mboole média yi nga xam ne ñu ngi fii xamee fii waa TFM ak waa Guédiawaye Info ak Bouchra TV ak Kossy TV ak DTV wala ñu si gaan ak Fayda Tidiania ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñëw di couvrir événement bi ak Malbel TV Boom TV mooy Barham Universel Média ñëpp ñëw accueillir xalifa bi fii ci ñëwam fii ci Dakar fii ñu toll nii ñu ngi tolloog li nga xam ne moom mooy ñu ngi toll ak fii nga xam ne mooy Sangalkam waaw mu ngi toll ak Sangalkam tableau baa ngi ne la may seen actuellement ngi ci autoroute à péage ba léegi toll ak Sangalkam di jub si fii nga xam ne mooy Rufisque gare de péage bu Rufisque à 2000 mètres maanaam 2 kilomètres de la gare du péage de Rufisque 2 kilomètres de la gare du péage de Rufisque balaa ñoo jëm fi nga xam ne moom mooy tolloo moom mooy jëm ak fi nga xam ne mooy poste Thiaroye yeggaguñ fa nag ñu ngi waaj a yollu gare de péage bu Rufisque buñ fi bàyyeekoo wuuti fi nga xam ne mooy poste Thiaroye buntu Pikine maanaam fi tolloo Pikine après croisement Cambérène Patte d'Oie suñ jógee Patte d'Oie si le cortège bi di dem fi nga xam ne moom mooy Liberté 6 kër rakam représentant fii ci Dakar al Cheikh Mouhamadoul Amin ibn Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baba Lamine bépp taalibe boo xam ne yaa ngi suivre foo munti nekk ñu ngi nii tey ci édition spéciale arrivée du khalife général de la Fayda Tidiania à Dakar ak mboolem organe de presse yi nga xam ne ñoom lañ lëkkaloon nii di def en direct convoi bu exceptionnel. say dawal. non kii moo ko def ci pour mu wax daaw. ok yéen a ngi suivre ba léegi en direct ci Barham Universel Média ñëw xalif général de la Fayda Tidiania ci Dakar al xalifa Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ñu ngi tolloog fi nga xam ne moom mooy gare péage bu Rufisque
fa lañ toll nii gare péage jaar moo kii lu ko dal. gare de péage bu non mais dañ koo baare. ko tëjee pour gars yi jàll. fii amul jàll. ñu ngi tolloo gare de péage bu Rufisque. demal yow. ñu ngi tolloo gare de péage bu Rufisque yéen a gis agent yi nga xam ne ñoo liggéey ci gare bi sax ñu ngi noonu di filmer gare de péage bu Rufisque lañ toll nii oto yi di jàll parce que dañoo tijji ba gare bi loolu lu ñu réglé la depuis kii nga xam ne mooy président gare de péage bu Rufisque lañ toll nii. bu ñu rombee du baax. am na beneen motard boo xam ne ñëw na pour seconder motard bii nga xam ne moo ñëwoon di jël àndoon ak xalifa bi depuis Kaolack ba fii am na deuxième motard boo xam ne moo ñëw seconder ko. directive la koy jox fan laa jëm. ngeen di suivre Barham Universel Média ak mboole média yi nga xam ne moom lañ lëkkaloon Malben TV Bouchra TV ak Fayda Tidiania TFM ak Guédiawaye Info TV ak suñ mbokk Issa ak mboolem site yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun fii Kossy TV ñëpp ñu ngi def en direct lii nga xam ne moom mooy arrivé xalif bi fii ci Dakar ngeen di gis convoi bi nga xam ne nit ñi dañoo bàyyi ko fu nekk ñëw tajandu ko fii ci péage bi ñuy tolloog gaaru péage bu Tëngéej yi ci mboolem site boo xam ne dafa ñëw pour couvrir événement bi yéen a ngi suivre ñu leen di ci convoi exceptionnel arrivé du khalife général de la Fayda Tidiania fii ci Dakar ñu tolloog gare péage bu Rufisque oto yi di départ nii am dernier réglage yoo xam ne moom lañ doon def au niveau du péage loolu moo tax yéen a ngi suivre beneen suñ yeneen naataango yi nga xam ne ñoo nekk ci beneen presse bi ñoom Thiam ñoom Oustaz Pape Makhtar ñoom Oustaz Djibi ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci pick-up bi ñoom Moussa ak ñeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci oto bi yëpp yéen leen suivre fi mu toll nii am nañ second motard boo xam ne moom moo ñëw pour jafe ñu xalifa bi fii ci gare péage bu Rufisque loolu moo waral ralentissement bi parce que dafa am ay réglages yoo xam ne waroon nañ ko régler parce que dafa am véhicule yoo xam ne dañoo peut-être dugg ci biir convoi bi fekk comptabilisation bi fële la woon loolu moo tax ñu kii ko nii incha allah xam naa li ñuy régler loolu rek après ñu continuer incha allah di leen di ziar di leen ndokkeel fi ngeen nekk ci àddina bi ñu ngi fii ci autoroute à péage niveau gare bu Barham Universel Média ak Malben TV ak mboolem site yi nga xam ne ñu ngi ci xadra bi yëpp di def direct ñu ngi nuyu waa Uras Info ñu ngi nuyu waa Iqra TV waa Actu Médina ñu ngi nuyu waa MMB TV ñu ngi nuyu waa Bachir Actu Média ñu ngi nuyu waa Baye FM waa Alfayda FM ak mboolem rajo ak organe boo xam ne yaa ngi nekk Medina di nuyu waa Uras Info voilà Uras ñu ngi leen di nuyu baax a baax di nuyu waa DTV parce que dañuy faral di kaas il faut ñu nuyu leen di nuyu waa DTV mbokk internet yi nga xam ne ñoo ngi suivre léegi incha allah rabi ñu dugg si Dakar ñu ngi nii ci tolloog Tëngéej oto yi taxawaale nii am. d'accord. waaw ne ko mu def ñu si ñuy départ sinon rek ci kanam lañ jëm. waaw dinañ toog. Barham Universel Média en direct arrivée du khalife général de la Fayda Tidiania sur Malben TV et tous les supports de communication de la Fayda. Khalifa bi si nganam gu njëkk goo xam ne ngan bu exceptionnel la muy ñëw Dakar ànd ak convoi bu exceptionnel àndal ak imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi nekk Medina ñëw gunge si ko si nganam gi. ñu toll nii oto yaa ngi waaj a départ pour ñu dem direction Patte d'Oie ñu ngi toll fii nga xam ne moom mooy gare péage bu Rufisque buñ fi bàyyeekoo dañuy dem fi nga xam ne moom mooy gare péage bu poste Thiaroye gannaaw loolu direction buntu Pikine nag ci fi tolloog péage bi. arrivé croisement Cambérène duñ wàcc nag dañuy wàcc dañuy continuer après buñ jógee croisement Cambérène dem Patte d'Oie buntu école Cheikh Amarem école Cheikh Ali Sam El Hadj Ibrahima bu Cheikh Amarem ñu koy wooyee école Cheikh Amarem foofu ci Patte d'Oie buñ fa fekkee mbooloo mi nga xam ñu nga xaar xalifa bi ñu gunge ko ànd ak moom direction Pont Hann jógee fa Cité des Eaux jógee fa
jaar front de terre continuer dem rond-point Liberté 6 arrivé kër Cheikh Mouhamadul Amine Cheikh Ibrahima Niass bi nga xam ne mooy représentant ci Dakar bu ñu fa bàyyeekoo nag convoi bi dafay jël pause gannaaw loolu après xalifa bi na dem ci dalwaayam destination bi après nañ leen ko wax incha allah loolu moom mooy programme bi nga xam ne moo am tey su ak jàmm si samedi gi di ngeen am programme 13h inauguration Zawiya Cheikh Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun ibnu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fële ci Nord Foire bu ñu fa jógee non gannaaw suba loolu gannaaw suba la loolu gannaaw suba la si samedi bi suba ajjuma xadaratu juma moo am xadaratu juma populaire bi nga xam ne mooy am fële ci stade municipal bu Parcelles Assainies ci teewaayu xalifa bi al imaamul akbar ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci buñ fa bàyyeekoo samedi bi moom mooy am programme bi ma leen wax léegi mooy programme mu samedi bi programme bi lan la programme mu samedi bi mooy 13h di ngeen am inauguration Zawiya Cheikh Mouhamadou Mansour ibnu Cheikh Mouhamadou Mamoun ibnu Cheikh Al Islam fële ci Nord Foire buñ fa bàyyeekoo à partir de 17h 16h 17h di ngeen am li nga xam ne moom mooy conférence du porte-parole de la Hadra muy Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Aliou Cissé fële ci terrain ACAPES gannaaw bu ñu fa bàyyeekoo xalifa bi day dellu ci dalwaayam recevoir ay gan les samedi les dimanches lundi ak mardi bi nga xam ne lay retourner loolu mooy li nga xam ne mooy visite officielle xalifa bi fii ci Dakar li nga xam ne moom moo si yokku rek te waxuñ ko woon moom mooy programme bi nga xam ne moom mooy am vendredi bi mooy suba ak jàmm xadaratu juma bi saa demal wala motaar bi lay xaar non ki day tëj waaw protocole bi ñooy gérer lii nga xam ne mooy convoi bi nii bu ñu xaaree ba motaar bi dem après si lay ñëpp di mën a dem protocole bi ñooy gérer loolu mooy service protocolaire bi bay fàttali gis ngeen oto yi ngeen di seen yëpp xalifa bi lañ àndal macha allah oto yi ngeen di seen yëpp xalifa bi lañ àndal macha allah ak bis bi nga gis ngeen di gis ne ak bis Sénégal tour bu ndaw bi yëpp xalifa bi lañ àndal kii mooy jamiyatu ansaaru diin waaw yéen a ngi gis ni Tamsir waaw incha allah ñu ngi ci yoon bi oto al xalifa convoi exceptionnel du xalif général de la Fayda Tidianiya Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass départ na bàyyeekoo gare péage bu Rufisque war a jëm fii nga xam ne saay bu loolu demal si rek gaaru péage bu Rufisque war a départ jëm outi poste Thiaroye mu yeggee poste Thiaroye direction Pikine croisement Cambérène Patte d'Oie école Cheikh Amarem mbooloo mi koy teertu xaar ko foofu gunge ko ànd ak moom direction Liberté 6 kër Cheikh Mouhamadoul Amine Cheikh Ibrahima Niass gannaaw loolu bu xarifa bi posé nañ ko gunge mu dem dal waayam incha allahu rabi noppalu suba jàmm si ajuma ji di ngeen am méga xadratul juma fële ci Parcelles Assainies stade municipal à partir de 16h ñi nga xam ne mooy xalifa bi moo ko jiite muy fàttali ne tamit ci convoi bi mu ngi ànd ak al imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé na fa teew moom Cheikh Mouhamadoul Mahi Seydi Ali Cissé mi porte parole xalif bi di ngeen gis convoi bi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii di véhicules yoo xam ne plus de 70 véhicules voire même 100 ànd ak xalifa bi nii di ko gunge ñëw Dakar pour une visite de 5 jours ñu koy woowee visite officielle du xalif convoi moo nekk nii ba léegi ngi suivre en direct ci Barham Universel Média ak mboolem ñi nga xam ne mooy chaîne yi nga xam ne ñu ngi xadra bi ak télévision yi nga xam ne ñu ngi fi ñu ngi gis waa Fayda Tidianiya di nuyu suñu xarit Thierno di nuyu aussi waa Guédiawaye Info TV Issa di nuyu waa Ruhul Adab di nuyu waa Ahlul Fayda di nuyu aussi waa TFM di nuyu aussi waa DTV di nuyu aussi waa Bousra TV Kosi TV Walf TV ak waa Kër Massar TV ak waa Kosi TV ak waa Malben TV Uras Info ñëpp daal ñu ngi fii di rajo yi sax ñu ngi fi parce que Alfayda mu ngi def en direct képp koo xam ne yaa ngi nekk foo mu nekk ci àdduna bi yor seen application bi di nga déglu lépp lu fi xew application Alfayda mbaa nga dem ci internet bi seetaan ko ci Facebook mbaa nga dem déglu rajo bi seen fréquence bi ki nga xam ne mooy Oustaz Bachir Niang bu Alfayda mooy reporter en direct noonu waaw ki nga xam ne mooy Muniru Niang aussi mu ngi fii di reporter si MMB TV Iqra TV Uras TV yëpp a ngi fii waaw maanaam visite bi daal képp ku ko boo suivre am nga foo ko seetaane ak mboolem chaîne yi nga xam ne ñu ngi ci xadra bi ak mboolem chaîne yi nekk au niveau national ñu ngi leen di
dafa jaxasoo parce que dafa jaxasoo. Convoi exceptionnel du khalife général de la Fayda Tidianiya al khalifa Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima. ah daa dugg ci convoi bi. non dafa xam ni dugg ci convoi dafa xamee convoi bi. non kii waaw non mais kii moo war a def naan oto xalif bi jege si. mais nangu loolu waa si gars yi ñoo jaay. ah ñu ngi leen di ziar mbokki internet yi mbokki followers Barham Universel Media mbokki followers Malben TV ak mboolem site xadra bi ñu ngi fii ci autoroute à péage destination Dakar visite exceptionnelle du khalife général de la Fayda Tidianiya édition spéciale mboolem site xadra bi jagleel ko édition spéciale ànd seeg waa Jamiyatu Ansaaru Diin fond Medina Baye ak mboolem kuréel yi nga xam ne ñu ngi nekk ci xadra bi ñu ngi nuyu al imaamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé di nuyu al khalifa di ko wax marhaban di ko wax dalal ak jàmm bienvenue welcome ci capitalu Sénégal motar baa ngi noonu moom ngeen di gis ni mu jiite convoi bi macha allah li rafet na de wallaay. voilà loolu doo ko defar affaire na ngi suñ mbokk naataango yi nga xam ne ñoo ne ci oto bee pick-up bee convoi exceptionnel du khalife général de la Fayda Tidianiya destination Dakar yéen ñi nga xam ne yéen suivre yéen ñëpp souhaité ko la bienvenue au khalife mondial de la Fayda Tidianiya bienvenue au khalife général Cheikh Mouhamadoul Mahi ibnu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fii ci Dakar képp koo xam ne yaa ngi koy seetaan souhaité ko bienvenue ci Dakar mu ngi nii dugg si na Dakar actuellement ñu ngi tolloog fi nga xam ne mooy sortie bi nga xam ne mooy tolloog Kër Massar sortie Kër Massar lañ toll nii sortie Kër Massar lañ toll nii actuellement ñu ngi jubali fi nga xam ne mooy poste Thiaroye convoi exceptionnel très exceptionnel même du khalife général de la Fayda Tidianiya accompagné de plus de 70 voire même 80 véhicules. Pasal nu mu def ba dugg si yow du gaaw. Convoi exceptionnel du khalife général de la Fayda Tidianiya à Dakar. Arrivée exceptionnelle. 60, 70, 80, voire même 100 véhicules accompagner le khalife à Dakar pour une première visite officielle. ñëw Adim Ouma souhaité ko le bienvenue mbala bienvenue ak mbooloo mi àndal délégation exceptionnelle bi nga xam ne moom la àndal ñëw fii nga xam ne mooy Dakar yéen a gis mbooloo mi nga xam ne ñoo takku képp ku yor oto nekk taalibe nekk ca Kaolack nekk borom barke mbaa koo munti doon nekk taalibe rek am sopp bëgg ñëw nga gunge xalifa bi képp ku nekk Dakar nekk taalibe nekk soppe baa nga bëgg ko rek ñëw nga gatandu ko yéen a koy suivre fii ci en exclusivité pour une édition spéciale une journée spéciale dédiée au khalife général de la Fayda Tidianiya yéen gis motard bu police nationale di def escorte bu exceptionnel di ñëw di accompagner xalifa ba ñëw di ko escorter di ko gunge. yéen a ngi suivre ñi taxaw di acclamer ñi nga xam ne ngi tolloog pont Fass Mbao waa Fass Mbao ñoom ñoo taxaw nii ci kaw passerelle bu péage bi di tàccu xalifa bi waa Fass Mbao ñoo taxaw nii ay élèves di tàccu xalifa bi ak convoi bi nga xam ne moom la àndal. Nous sommes au niveau de Fass Mbao direction poste Thiaroye tollu au niveau de Fass Mbao direction poste Thiaroye le khalife général de la Fayda Tidianiya à Dakar. booy toogal da ngay daanu saay toogal saay toogal saay wóorul arrivée exceptionnelle convoi exceptionnel pour une très grande première même pour la première fois le khalife général de la Fayda Tidianiya moom mooy ñëw nii ànd ak convoi bu exceptionnel di dugg si Dakar nii moom ngeen di suivre nii véhicule yi nga xam ne moom ngeen di gis nii El Hadj Omar Wagne ñu ngi lay ziar El Hadj Omar Wagne bu Saloum TV ñu ngi ziar Cheikh Tidiane Konté moom tamit mu ngi nii ci convoi bi ñu ngi ziar Cheikh Ibrahima Diassé mu Baba
ñu ngi ziar Cheikh Alhaji Mouhamed Zeynab ibnu Cheikh Serigne Mbaye mu ngi ci convoi bi ñu ngi ziar Cheikh Baye Fall Libi di Cheikh Ibrahima Fall ibnu Cheikh Ibrahima Fall Mouhamed Zeynab Ndiaye ñu ngi lay ziar ba ñu ngi ziar képp ku ñu suivre ñu ngi ziare mu xad mu bàyyi nekk Dakar yëpp nga xam ne ñoom ñooy accueillir tey xalifa bi seen gan la ñu ngi si jiital ki nga xam ne mooy suñ coppee suñu xarit Cheikh Abdou Ndaw mu xad mi Maam Hassan Cissé sang Barhamou Ndiaye Cheikh Mamour Insa Diop ñu ngi ziare Cheikh Omar Diop ñu ngi ziare Seydi Aline Diagne ñu ngi ziare mboole mu xadam yi nga xam ne ñu ngi Dakar yëpp muy ñu jigéen ñeeg ñu góor ñi ñoom ñëpp ñëw di tar gar xaar xalifa bi convoi exceptionnel du Khalif arrivé gare péage bu poste Thiaroye convoi exceptionnel du Khalif arrivé gare péage poste Thiaroye convoi exceptionnel du Khalif gare péage poste Thiaroye Oustaz Pape Makhtar moom ngeen di gis nii ak ñoom jéego ñu leen di ziar baax a baax a baax gars yi ñëw teet si xalifa bi fii ci gare péage bu poste Thiaroye bis be aussi ngeen di gis bis bi ànd ak convoi xalifa bi la ñu ngi tolloo poste Thiaroye waxu mu dem saay demal jibi wala kii mu dem dañuy jiit waat waxu mu dem saay demal oto bi taxawul oto xalifa baa ngi noonu dem mu ngi bokk ak oto bi rakkam Cheikh Mouhamadoul Mahdi ñu ngi gis Cheikh Taha ibnu Thierno Assane Dem ñu ngi gis al imam akbar oto mooy romb nii ñu ngi tolloo gaaru péage bu Thiaroye gannaaw Thiaroye ñu ngi jëmali buntu Pikine jóge fa croisement Cambérène arrivé Patte d'Oie après destination Kër Cheikh Mouhamadoul Amine représentant ci Dakar visite exceptionnelle arrivée exceptionnelle visite officielle arrivée officielle du khalife général de la Fayda Tidiania à Dakar accompagné d'une très forte délégation composée de plus de centaines de véhicules ñëw di ko accompagner fii ci Dakar pour la première fois Baye Niass moo ngi nii Baye Niass teew na Baye Niass arrivé na fii ci Dakar parce que xalifaam ki nga xam ne moo ko wuutu si njaboot ji moo jiite njaboot ñëpp waxam la ñuy déglu mooy ak xalifa Mawlaay Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass moom mooy dugg si nii Dakar am na gan pour 5 jours ñu saafante ki nga xam ne moom mooy xalifa Baye fii ci Ndakaaru ñu ngi tolloog Thiaroye parce que génn nañ gaaru péage bi ñu ngi tolloog juste poste Thiaroye léegi rek incha allahu rabi ñu àgg fii nga xam ne moom mooy Pikine après Pikine di ngeen am croisement Cambérène visite officielle du khalife général de la Fayda Tidiania à Dakar al khalifa Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi tolloog tournal bi nga xam ne mooy tolloog buntu Pikine waaw